salaamaaleykum suñu mbokk internet yu Sénégal 7 kontaan bu baax a baax ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mën nañ ko woowee sax édition spéciale li tax ma wax ko ndax xam ngeen ni fii ñu toog nii boo leen gisee décor bi xam ne ñu ci arène nationale te ku wax arène nationale wax làmb ba sax na tey looloo waral ñu daal di war a séq waxtaan ki nga xamante ni mooy Max Mbargane mën nañ ko woowee sax maximum de làmb ndax léppam làmb la macha allah lan moom la ñu war a waxtaane dinañ ci ñëw mais balaa boobu dama koy nuyu bàyyi ko mun roog mbokk internet yu Sénégal 7 ñu ñëw ci waxtaan bi. Père maa ngi lay nuyu di la ziar. mais fils Ouzin maa ngi lay fay di it suñu caméraman Fallou bu la neexee nga ne l'infatigable ndax moom bëri na ndaje yoo xam ne boo ne jógal rek mu jóg kon ñàkk a ànd ak moom wóorul yow it ñàkk a ànd ak yow wóorul ñàkk a tontu say laaj wóorul wax nga dëgg maa ngi lay nuyu di nuyu nag ñi safoo site bu mag boobu di Sénégal 7 ak Dakar Net ndax it nag ñoom ay seex lañu ñàkkoo teew la dara wóoru ci di xaar nag di tontu say laaj fils. alors di xaar di tontu say laaj comme ni ma ko waxee léegi ñi ngi arène nationale ñi ngi sax ci géew bi nii waaye li nga xamante ni moo ñu fi indi xam nañu démb ñi nga xamante ñoo yëngu ci wàllu làmb kuréel yi yéen chroniqueurs yi consultants yi ak journalistes yi da ngeen doon dajee démb ak police bi ngir waxtaane wàllu violence ak sécurité bi mën nga ñu ñëwaat tuuti ci rencontre bi. waaw rencontre bi am na solo ndax police nationale lañ doon dajal ndax police centrale ñi ngi fi woon waa Pikine waa Guédiawaye ak police yi ne ci banlieue bi yëpp. ñu ngi fi woon fii ci arène nationale bi ak le CNG de lutte ak les composantes de la lutte amateur promoteur manager entraîneur président écurie waa arène si ñëpp a ngi fi woon pour ñu waxtaan lu doxal làmb rawatina nag violence bi am mais commissaire central wax ci lu am solo loo xamante ne nii nee na bu ñu demee ba làmb char yi di génn fas yi di génn xaj yi di génnee damay tiit. est-ce que nit ñi comprendre lañ mooy làmb mais nañ xàccandoo rek dóorandoo ba violence yi gën a wàññeeku ndax mbër yi gañe ci mais menace bi li nga xam ne moo ëpp solo mooy dem na bañ ne ñoom police bu ñu demee ba xamatuñ fu ñu jëm danañ woo si leen seeni kilifa daal ne ñun génn nañ ci làmb ci mais bala ñoo yegg foofu nag nañ jóg ñu jéem koo sauver ba violence bi jóg ci làmb ci ma ne nag mbër yi dinañ waxtaan ak ñoom ak ñi seq mbër yi. ndax lépp làmb ciy gañe ndax mbër mi moom succès bi moom xaalis bi moom tàcc yi kon lépp yow yaa ko moom comme ni nit ki xëy dem di liggéeyi tey ba nga xëy bureau waxtaan ak say kilifa ñu ne la demal fii demal fa li jëli keneen def ko mbër mi loolu la xam saa waxee yaa ngi matinaalu di entraîné ji kon bu ñu tëjee làmb ji yow yaay la grand perdant kon na mbër yi jóg mais ñu rafetlu nag xalaatu police mais li leen gën a jaaxal mooy moto yi benn mbër buy jóg lor a mat 50 moto ànd ak yow ak yenn ñiy yor moto te ay violence la ñuy def di agressé di ci rax kon dañ ne phénomène bi leen gën a jaaxal loolu ci la ñu waxtaan ci nag mais li am solo yëpp ñu ngi ko tënkoon nag ci la 13 nga xam ne fii la waroon a am. moo nekkoon prétexte waxtaan. fii la war a am maa yow fii ñu taxaw nii fii lañ waroon a am. père ba xam nga ni fii la rëg-rëg caxabaloon ki nga xamante ni moom mooy guy gi maa nga toog fee di ko reporté fii la woon. waa tàkkusaan yu mag yëpp fi lay am. ndax barki démb fii la rëg-rëg daan guy gi wax nga ko léegi événement yu mag yëpp fii lay am fii la Tapha Tine amoon ndam ci kaw Boy Niang sans verdict bi amoon ci diggante Siteu ak Papa Sow fii la amee woon Bombardier fii la amee ndam ci kaw Balla Gaye événement yu mag yëpp fii lay amee waaye nag le 13 li ëpp ci wax ci fa lañ ko concentré woon ndax mooy événement bi gënoon a jege ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé nga xam ne 13 la waroon a am ñu waroon a wax nag nan lañ fi war a duggee. ba violence du am fii. alors nan lañ ci waroon duggee ba violence du am suñu papa moo ko wax alors ñu jekk rek démb ñu def maanaam diagnostic bi xool ni ñuy lijjantee xool nit ñi naka la ñuy waajalee bés boobu ñu ñëw ba ci maanaam démb vers 18h 19h ñu yëgal nii ni ki nga xamante ni moom mooy Modou Lo dafa blessé maanaam dafa am ligament croisé ñu ne ñi mbagg bi la voilà loolu bi nga yëgee yow en tant que amateur nan nga ko yëgee. bi ma ko yégee métti na ci directeur technique boo xam mbër li muy dund préparation ni méttee ñu njëkk ko reporté ndax Covid bi ñu jàpp 25 décembre ñu ne date historique la événement yu mag yàgg na cee am ñu dem ba dernière minute promoteur bi ne mënu ko cee tëgg mais dana ko tëgg le 13 mars ñu di ko waaj ba mu jege li ci des matatul dara. ñu ne làmb ji amatul dana métti ci ñaari mbër yëpp ndax ku ne waaj nga pour tàggoog contrat bi dem witi leneen
te ñaari mbër yi am na ay mbër yu def cumul de contrat yu am ay ñetti combat ñaar ñeent te ñoom soxla nañ leen mais kenn ku ci ne danga ne du ma def cumul de contrat naa tàggoo contrat bi doom signé ji beneen kon métti na ci ñoom ndax report la mais combat bi wàccu leen dinañ ko bëre. report bi nag bëri na ci ay jàngat yu ci am ndax promoteur bi mën nañ ne dafa yàkkamti ndax bu gaañoo ay médecin wane ne am na blessure boo xam ne mënutul bëre waroon naa xaar ba le CNG de lutte def expertise contre expertise ba wane ne li médecin yi Modou Lo demoon dëgg la mu doog a annoncé ne report am na mais moom dafa annoncé report bi ba pare di xaar tey ñu war a ñëw ci médecin CNG yi ñu def contre expertise mais moom seet na fa mu war a fajoog fa mu war a dem yëpp loolu moo tey xelu nit ñi mënoon naa bàyyi ba le CNG jël décision mu da ko annoncé ci presse bi mais ñi ngi masaw ñaari mbër di masaw promoteur bi ba tey ndax combat bi mi ngi bëgg a yàgg te ba léegi mbër yi mënuñoo tàggoo contrat bi amateur yi yàkkamti nañ jàkkaarloo bi mais amagul léegi nag. alors sànq bi ñuy ñëw fii di la fekk ñu yaa ngi xamal ni ki nga xamante ni mooy manager Modou Lo mi ngi fi woon ba daal di dem ba si information yi mujjee am sax ñu ngi ñuy wax ni Modou Lo également ñëw na fi donc mën nañ jàpp ni résultat yi génnagul. waaw résultat yi mën nañ ne génnagul ndax jot naa sax à Cissé mooy manager bi mu xamal ne man maa ngi woon nii CNG ñu ngi doon xaar mais xam nga bu fekkee loolu la ak technologie bi xew Modou Lo mën na xëy suba teel dem ci médecin yi ñu def contre expertise mu envoyé ko document yi ci texto envoyé ko directeur administratif di Ndiame Diop bu CNG de lutte kon mën nañ ne li ñu waxoon mën nañu am njort ci ne ñoom def nañ ko mais li am solo rek mooy avant annonce bi démb presse bi di ci wax promoteur bi di ko wax mënoon la ñoo bàyyi ba CNG jël décision wane ne lii am na promoteur bi da ko annoncé ne report bi am na loolu moo gën a professionnel mais boo waxee li nit ñi dañ naan promoteur bi est-ce que pare na est-ce que am na sponsor yi ko war a mën a gunge ci événement bi làmb moo waral loolu ku ne day xalaatam mais daal man pour résumer maa ngi masawu Modou Lo di masawu Ama Baldé di ñaanal Modou Lo mu wér ba continuer ay activité am di ñaanal Ama Baldé it mu continuer formam xam ne contrat bi wàccagu ko te nañ ko bëree promoteur bi ñu koy masawu ndax millions yi ngi ci def mënoon nga ko def feneen liggéey ci mu jural la leneen mais ba léegi ñu ngi toog di xaar. alors ñu ngi toog di xaar mais bu ñu waxtaanee ci point bi ba léegi dañu gis ni waa kër Ama Baldé yi ñoom gëmuñu blessure bi boo leen xoolee sax ñu si bëri seen staff bi ñu bëri ba si ménagère bi sax ñu ngi jàpp ni sa waay dafa ragal combat beeg yooyu loolu noo ko jàngatee. non bu ko ragaloon du ko jël mais ni ñu ko doxalee rek moo tey xel ñu bëri dañ ne Modou Lo xaritu promoteur bi la xaritu ligue la werante amu ci ndax Ama bi muy jël avance sax xam ne Modou Lo ay xarit lañu. ne lig moom mbër yëpp ay frère am la ñu mais li ma la wax rek en général promoteur bu daan annoncé làmb da koy métitlu bu report amee mais ñu gis lig ca dal ga moo reporté ko te CNG jëlagul décision loolu moo tey la xel ñenn ñi mais buñ bawoon ba mu ñëw au niveau du CNG ñu def contre expertise wane ne làmb ji mënatul a am mais lig bu ko annoncé ba annoncé fa mu war a fajoo te ñëwagun CNG man valide ko waa kër Ama yi xalaat boobu rek la ñuy am mais Modou Lo moom werante amul ci ne ragalul kenn comme Ama ragalul kenn ñoom ñaari gaynde la ñu waaw. mais est-ce que comme nit ñi dañuy parfois di tuumaal staffu Ama Baldé ni dañu manqué professionnalisme maîtriser wuñu làmb ji wala sax ay supporters lañ sax à la rigueur parce que dañu ni ñoom peut-être mënoon nañu waxal Nicolas à ce que balaa muy wax annonce bi waa famille ki nga xamante ne Ama Baldé ak li Nicolas ñëw fi ba am li nga xamante ni mooy leer ni décision finale bi nga xamante ni leer ni Modou Lo du mën a bëre te ki ko war a signé mooy CNG. waaw loolu Modou Lo reproché na leen ko ñoom tontu nañ ko mais man sama position du ma mën a avancer ci loolu ndax su ma doonee directeur technique yor écurie mënu ma ne waa kër Ama yi duñu ay professionnel mais Modou Lo wax na ko ñoom tontu nañ ci mais xam naa ne daal métti na combat bi buñ ko songaatee et puis ñi xam blessure bu mel noonu ñi ngi xalaat ne est-ce que du doon 2 mois wala 6 mois. 2 mois 10 jours ba pare ngay xaar guérison présenté ko ñu doog ko mën a régulariser nga jàppaat date est-ce que dana am ci saison bi est-ce que dana am ci mois de juillet saison bi war a tëj juillet loolu beneen problème la mais ñi ngi koy ñaanal rek mu wér ak jàmm continuer ay activité am ndax combat bi amateurs yi soxla nañ ko nag doon ne ñoom ñaar bëgg nañoo libéré wu
kii bëgg naa téye maintenir doon roi des arènes kee bëgg naa doon roi des arènes yàllaa xam mais daal loo ci mënti dégg report yi métti na ci ñoom mbër yi métti ci promoteur mais amateur yi ko yàkkamti it bëgg nañ bés bi jot ndax le 13 incha allah heure bi doon na fekk mbër yi même buñ dugg si ñi ngi waajal amateur yi dugg mu doon événement. heure bi day fees mais ba léegi amagul. day fees alors duñu jeexal émission bi te duñu wax ci lamb yi nga xamante ni moom moo jege nii boo xoolee Mbaye Gouy Gui ak Zarko war nañu bëri fi nga xamante ni mooy Iba Mar combat boobu bëri coow ku nekk di dal sa kaw morom daanaka signature contrat bu méttee noonu sax gën nañ ko gis noo gisee lamb. wa enjeu bi bëri ñu def face to face am benn lu Zarko lu Mbaye Gouy Gui yoroon Zarko nangu ko ci moom ne ko boo ma ñemee dab ma ñu xas-xasloo ñoom ñaar ku ci ne maa man Zarko dafa dellu si combat moo geet events moo ko andi woon digganteem ak Baye Mandione moo taxoon mu jóge États-Unis ba mu ñëwee toog am problème ak écurie mais finalement mujj nañ ko arrangé diggante bi mu jël Mbaye Gouy Gui ne moom dafa demoon États-Unis mais dafa ñëw pour continuer carrière am ndax moom li ko dese ci làmb dafa bëri mu ñëw nag am fi ñaari combat mais Baye Mandione jóge ci xoyantaan waaw moo get events woo nañ ko mooy bi ñuy finaliser combat Jordan ak doomu dàngu fële ci benn hôtel de la place Baye Mandione nee na daal pour ma bëre waat ak Zarko foog mu daan Mbaye Gouy Gui coow yu mel noonu mi ngi bëgg am ci làmb ji mais loo ci mën di dégg Zarko ñëw na pour def carrière am Mbaye Gouy Gui nee na ko man lu ma am maa ko may sama bopp ak sama gëm-gëm te su ma la jàppee mu jeex maa la ëpp doole maa la man am na ay kàddu yu ñu sànnante Zarko ne ko loolu sama vie privée la mais aspect sportif bi yow maa la mën fuuf te buñ doxoon ba guddi bu ma dajee yow su ma ne la wàññeekul da ngay wàññeeku kon moo lay wan ne ñaari jàmbaar lañu ñaari gaynde lañu kii am lu mu représenté ci Bawol kii am lu mu représenté ci Grand Yoff bul fàtte ne aide camp wu Modou Lo la woon jóge Rock Énergie ne sama waa dëkk soxla te lu Modou Lo am ci làmb war naa ko am wala mu am lu ko raw muy défi boo xamante ne nii dafa nekk ci ñaari mbër yëpp mais loo ci mënti dégg combat la boo xam ne du yomb dina am bëre dina am xeex ndax ñaari jàmbaar lañu. alors ndax ñaari jàmbaar lañ mais dinañ wax tamit également ci journée bi war a am fii dimanche bii di ñëw ki nga xamante ni moom mooy Fallou Ndiaye moom moo ko tëgg ci diggante Ada Fass ak ki nga xamante ni moom mooy Jokkel combat boobu noo ko gisee. waaw muy combat boo xamante ni coow li bëri na Ada Fass Jokkel Caatu Yaraax Bulldozer Laurent ak Bour Siteu coow li bëri lool nag coow li bëri na lool. Bour Siteu nee na ko coow moo ñu boole du ma sa morom ak yooyu ñaari naataango lañ wala jàpp. amoon na tiraillement ndax ko def 6 wala 7 combat ak ko def benn combat am na ñu ne lañ ko fay moo ko jaral mu jël am na ñu ne dafa am ay parrain yoo xamante ne ay xaritu promoteur bi lañ lu ñu wax promoteur bi mu def ko mais amoon na coow ci écurie bi ba dañoon duñ ko jël ndax kii benn combat la defagul ay preuve am mais ñii ne coow moo leen boole làmb boolewu leen mais xam naa ne daal ay naatangoo lañ te it nag ay ponkal lañ séq ak journée bi mais ñoom ñaar kenn ëpp leen ci coow dañ daan làmb égal coow kenn ëpp leen coow. alors ki nga xamante ni moom mooy Laurent Ndiago fan la ko mën a yóbbu ci combat bi. waaw bu daanee day continuer yoonam rek ndax xale la mais Bour Siteu it xale la ñoom ndam dina am solo mais ku ci daanu da ngay continuer bëreeg say morom waaw mais ndam rek day am solo nga boole ko sa palmarès mais ku ci daanoo yem da ngay continuer rek jël say morom ndax ñoom seeni morom dañoo bëri ci làmb ji waaw ñu bëri ci làmb ji. alors man de kontaan naa man de xam naa ni kontaan naa te xam naa ni internet yi tamit kontaan nañ bu baax a baax ndax suñu jàkkaarloo suñu permas lépp li nga xamante ni moom moo soxal làmb boo ko dégloo da nga siy jàngat lu bëree bëri alors lan laa la war a laaj loo xam ne jàpp nga ni laajuma la ko pour ñu jaare fa tëj waxtaan bi. waaw problème bi mooy di masawul rek Liss Ndiago nga xam ne suspendre nañ ko 3 ans 1 an bi ferme la làmb soxla ko ñu ngi koy demandeel grâce pour CNG bi bàyyi ko xel sa reliquat ba buñ mënta baale lépp it ñu am luñ ci comp rek li ci des ñu delloo ko ndax làmb dafa métti mbëri ma leen di waxaat ñu defaraat seen toogaay bijou bu mel nii xoolali fi damm ci ay chaise te ñun ñoo ko moom nit du yàq alalam c'est juste pour wane ne rafetlu wu ñu yàq bi mais ñoo xam ne mbër mi victime la waxul kenn mu damm chaise mais nag moo indi ñu damm chaise mais ñu ngi koy masawul beneen bi
bébé Diène waaw toujours ñu ne nañ ci wax ñu ngi koy jéggalul làmb soxla na ko njabootam soxla na ko Kaaw Cissé noonu ñooñu ay mbër la ñoo xamante ne nii donte ñu ngi masawul yeneen détenu yëpp nag ndax même ñeneen ñuy arrêté ci kër yi la ñu jógee waaw mais ñoom dañoo bokk ci suñuy njaboot comme ni ñeneen bokk suñu njaboot xale bon làmb dañ koy soxla toujours nit ñi dama dee leen ci wax may leen toujours ñu wax ci. beneen bi mooy Bombardier Eumeu Sène le 27 mars coow li bëri na lool xas-xas loo nañ ku ne toj naa mbapat yi mbapat naa mbapatoo maa la daanoon damay fayu maa digoon samay amateur ne danaa doon roi des arènes une 3e te dige boobu ba léegi jóguma ci Eumeu Sène na ko poids lourd jaaxaluma ba ma juddoo ba léegi sama carrière yëpp ay poids lourd laay bëreeg te li ëpp ci poids lourd yi ma bëreeg dama leen a daan muy combat boo xam ne défi bi bëri na mais ginnaaw ba kooku des na ci kanam dinañ ci gën a yaatalaat mais loo ci mënti dégg daal ñi ngi rafetlu mbëri nañ defaraat seen toogaay te it nag ñiy accompagner mbëri ginnaaw ba loo def mu dal ci kaw mbër mi nañ dimbale mbëri nag bañ a yàq Sénégal jëm ci kanam jërëjëf. alors kontaan naa li mu mujjee wax Sénégal jëm ci kanam ndax sax nag wax na ci wàllu lamb bi nga xamante ni moom mooy Bombardier Eumeu Sène loolu comme ni mu ko waxee dinañ ci ñëwaat ci yeneen plateau mu gën a yaatoo ndax lu bëree bëri war nañ ko ci mën a wax mais jàpp leen rek lépp li nga xamante ni moom moo soxal lamb Sénégal 7 daf ciy dox ba mu jeex tàkk ma ci ànd ak sama papa wala sama papa di ci ànd ak Ousin ñu ci ànd ak ki nga xamante ni moom mooy Fallou Mbaye sama caméraman sama monteur fii lañ doon defee émission wala sax édition spéciale fi nga xamante ni moom mooy arène nationale ci géew bi la ñu toog nii Ousin moo nekkoon ci présentation bi jaajëf